bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala hadil amin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi sant yàlla bu baax di nuyu kilifa yi nga xam ne ñu ngi teew ci barab bi teg ci loxol al imam sëñ Abdou Cissé nga xam ni buñ ko nuyoo rek moom la ñëpp seet ci tey jii dina mën a jotal nuyoo bi mbokk yëpp mu représenté Cheikh Mountakha Mbacké Bachir mu yóbbaale yeneen kilifa yëpp. waxtu wi dafa jege kon dañuy daal di jox sëñ Babacar Mboup ci thème bi nga xam ni moom lañ dugaloon ci biir bisub tey jii di bisub alquran ci daaray Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. ànd ak sunu xarit imam Sarr nga xam ni sëñ Babacar moom mooy coordinateur national ànd sàmm jikko yi nu daje fekk sunu beneen xarit bu bokk ci mbooloo mi moom it sëriñ Oustaz Dramé moom it ñëw na kon dama koy bàyyi rek bu noppee Oustaz Sarr dina tënk ay kàddu yoo xam ne moom it mi ngi jëm ci li mu doon waxtaane kon li xale doon waxtaane léegi muy wàllu ngóor jigéen gi rek ci la sëñ Babacar di ñëw comme ni ñu ko baaxoo def kon su noppee rek sëñ Sarr moom mooy def benn taalif incha allah. alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin nahmaduka rabbi wala nushrika bika shay'a wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin al qailu wa qawluhu al haqq innama bu'ithu li utammima makarim al axlaaq. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant di leen gërëm di jiital ci nuyoo bi sunu coordinateur national Cheikh Ababacar Mboup di ko massawu coono di sàkk ci mbooloo mi ñu ñaan yàlla aaral ñu ko ndax fii taxawaayam tey mooy taxawaayu sëñ Touba ba mu sa tolloo taxawaayam tey ci Sénégal mooy taxawaayu maam Maodo ba mu ci tolloo du ñu guddal ndax liñ ñu jox ci temps bariwul tey bu yëkkatee kàddoom incha allah lépp lu ngeen bëgg a xam ci thème bi ñu ti tegal muy le Sénégal face au LGBT quel rempart pour notre jeunesse incha allah lu ngeen ci bëgg a xam di ngeen ko ci xam kon dañuy ñaan mbokk yi rek ñu ñaanal ko yàlla fecc ci làmmiñam wéral cëram guddal aw fanam bi iznillah ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yaa cheikhna tafaddal mashkura. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waaleykum salaam. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu yokk ay xéewalam moom ak ay njabootam ay àndandoom ak mbooleem ku am pas-pas ba bis bu mujj ba ñoo ngi leen di nuyoo bi gën a jot di leen ziyaara itam di teg nuyoo bi ak ziyaar bi ci loxo sëñ Habib mu jottalil ñu ko kilifa yu tedd yi fi nekk yépp di nuyu ak a jaajëfal itam dongo daara yi waaye di nuyu imam Sarr ak suñu soppee Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé di ndokkeel itam sëñ Jili Mbay ci lu am solo li nga xam ni moom la taxawal fii muy taxawaay boo xam ni bu am solo la wutu ci képp koo xam ni gëm nga yàlla ak bis penc ba te nangu li ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam
ñoo ngi ko ci ñaanal yàlla borom bi defal ko ci lu kawe njortam. waajur yi nga xam ni it yëkkati nañ seen njaboot teg ci loxoom liñ bëgg ci seen doom yooyu it yàlla defal leen ci lu kawe seen njort. di nuyu tamit sëñ Pape Seck ndax sunu dikk fii tey mi ngi jaare ci moom ñoo ngi koy ziyaara di ziyaara waa Ceneba yépp Seck. waxtaan bi nag ginnaaw waxtu wi xat na dañ ci dugg directement rek ñoo ngi ko jëmee ci le Sénégal face au LGBT. Quel rempart pour la jeunesse. ngir waxtaane loolu dafa am ñaari éléments yoo xam ne faaw ñu taxaw ci ba pare muy d'abord Sénégal ak li ñuy wax les LGBTI pour mën a ñëw ci rempart bi ñu wax lan moo mën a doon tata wala loo xam ni dana senge ndaw ñi nga xam ne ñun buñ jàppee ni mucc nañ it ndaw ñi ñoom ñoo ngi ci ay risques. kon bala ñu ñëw ci loolu faaw ñu taxaw ci ñaari élément muy Sénégal ak LGBTI. Sénégal damay fàttali ni république la république mooy li ñëpp maase bokk la res publica mooy li ñëpp maase bokk li ñëpp maase bokk nag ñu ni léegi moomeel gi nekkatul ci lu ñuy donnante du buur a koy moom bu fi jógee doomam man koo jël waaye askan wi ñoo bokk moomandoo askan woowu moom nag ñoom ñooy kilifa gi kon république benn kilifa la am mooy askan moo tax boo demee ci li ñu tuddee la charte fondamentale du pays muy la constitution li muy wax mooy la souveraineté appartient au peuple kon moomeel gi ak kilifteef gi yéen ñi fi toog ak ñi mel ni ñun te dëkk Sénégal ñoom ñoo ko moom genn kilifa moo fi ne mooy askan bi kon loolu dana am solo ci ñu xam ni nekkatuñ ci Kajoor ak Bawal wala nekkuñu ci réew moo xam ni buur moo fi nekk askan woowu moom nag te yilif dafay tànn ay surga réew mi di république ñu teg ko ci ñetti wos ku ne xam na ni cin suñu mbokki jigéen ñi xam nañ ko cin dafay am ñetti wos yoo xam ni mooy tax mu mën a tege ci kaw fi ñu ko teg taal bi ñetti wos yooyu muy pilier mooy institution yi réew mi mooy exécutif législatif ak judiciaire lenn lu ci nekk nag ay surgay askan wi ñoom ñoo fay nekk président ak gouvernement bi surga askan wi lañu parlement bi surga askan wi lañu judiciaire bi tamit surga askan wi lañu benn kilifa moo fi nekk dana baax ñépp war koo xam mooy askan wi mooy le peuple sénégalais. LGBT yi nag mooy beneen donnée bi nga xam ni faw it ñu leeral ko bala ñoo jàll ci rempart yi ñuy wax LGBT yi mooy L bi mooy lesbienne mooy jigéen ak jigéen juy sëy gay mooy góor ak góor buy sëy bi wala bisexuel mooy koo xam ni xëñ na nguuna ngaana la am na ñaari sexe te loolu science am na ci pexe wa illa koo xam ni dana sëy ñaar ñëpp dana sëy góor dana sëy jigéen loolu mooy bisexuel transsexuel nag mooy koo xam ni bi muy juddu ci ndeyam ak baayam góor la mu dox ba mu neex ko mu ni man day bëggatuma doon góor dem ñu opéré ko dagg awraam jël ay hormones jox ko mu doon jigéen bu ngeen seetee gouvernement américain bu bees bi am na transgenre bu ci nekk le gouvernement américain donc loolu mooy transgenre koo xam ni soppi na ni mu mekkoon doon beneen melokaan bu doon góor la léegi jigéen la bu dee jigéen la léegi soppeeku na léegi ñu def ko muy góor donc loolu mooy transgenre ñu ni phénomène bu bees boobu nag ak lu mel ni intersexué queer ay zoophilie nécrophilie donc yu bëree bëri la LGBT yi boobu bi ñu jugee ci la seconde guerre mondiale Nations Unies wala boog mbootaayu xeet yi dañ ni nañ tëggaat àdduna ngir mën a am jàmm
ba lu mel nii amoon xeex boo xam ni day jàmmarloo boole àdduna dootu fi gaaw am. ñu daal di def la charte fondamentale des Nations Unies daal di def it li ñuy wax la déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948 mais bi ñu koy def bu ngeen demee ci article 2 bi boole wuñu ci woon góor jigéen yi. jamono yi ñuy tëgg la déclaration universelle des droits de l'homme jëluñu woon en compte les droits des homosexuels. Pourquoi? Parce que ci jamono yooyu ñoom ñi doon tëgg charte boobu danoo jàppoon ni ngóor jigéen feebar la. alors noonu la ñu def ba 42 ans après exactement le 17 mai 1990 ci la Nations Unies à travers l'OMS muy organisation mondiale de la santé décidé retirer de l'homosexualité de la classification internationale des maladies. bi mu ko ci retiré nag léegi puisque jàppeetuñ leen ku feebar il faudrait que ñu jox leen àq ak yelleef loolu ci la Nations Unies di ci liggéey ba ci un certain 15 juin imposé ko àdduna bi yépp. kon ngeen xam ni Sénégal ci lu mel noonu la confronté wu. Sénégal actuellement mi ngi ci pression bu metti boo xam ni dañ ko bëgg a forcer ngir imposer fi mbirum góor jigéen. Sénégal nag mi ngi doon bañ ba ci le 11 décembre 2013 mais bi mu jógee ci 11 décembre 2013 lañ tàmbali weñ loxoom ba actuellement Sénégal première phase bi ñuy wax la phase d'institutionnalisation Sénégal passé na ko fi mu nekk nii. lan moo ci des mooy la phase de sociabilisation naka la ñuy fexe ba yéen ñii ngeen mën ko nangu. man ko nangu mooy askan wi nangu mbirum góor jigéen phénomène boobu ñëpp nangu ko. loolu nag fi ci gën a sew fu gouvernement bi tànn pour def ko mooy jaarale ko ci daara yi d'abord par l'école en ciblant les jeunes sénégalais âgés de 5 à 18 ans. sénégalais yi am 5 à 18 ans ñoom ñooy cible bi actuellement kon xam ngeen ni daara muccul mais école nag ci la ñuy njëkk a tàmbalee. léegi nag loolu mooy contexte bi ñun bërki démb mercredi ñoo ngi yendu Tiwaawan ndax lan lycée sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Babacar Sy Al Khalifa lycée bi ñu ko tuddee fa lañ doon bëgg a amal jotaay boo xam ne ñoo ngi ko jëmale ci genre di préparer nit ñi ci nit ki kii góor la wala kii jigéen la loolu ay construction sociale la dañ koo wax ni ko góor nga rek yow da ngaa war a dem liggéey su ko defee fexe dem am soxna loolu mu gëm ko ku jigéen ki ñu ni ko na nga góorgóorlu ñu xamal la yar la waajal la ci noo war a mën a sëyee nga toog ci sa lupp ndey su ko defee ku la bëgg ñëw fekk la fa takk la loolu ñu ni ay construction sociale la dañ koo wax nit ñi ku ci ne ñu am luñ la sas nga tàmbali ko def waaye suñu bàyyi woon nit ki day dem ba jóg rek du xam góor la wala jigéen mooy seet yëg-yëg bi mu am rek mu def ko su dee góor la bëgg naa takkanteeg góor mu takkanteeg góor su dee jigéen la bëgg naa takkanteeg jigéen mu takkanteeg jigéen su fekkee dafa bëgg a takkanteeg ñaar yëpp it noonu su fekkee it dafa bëgg a doon ku asexué du ma ci dugg ci sëy kazalik donc c'est ça en fait le genre kon foofu la ñu jëmee la société sénégalaise ba actuellement ci IEF yu nekk Sénégal commencé nañ ko di ci def notamment IEF bu Vélingara def nañ fa jotaay bi fi mu nekk nii ba noppi ñoo ngi koy tenter ci aussi ci yeneeni école ak ci yeneeni gox léegi nag yan rempart pour notre jeunesse lan lañ mën a def ba ñàkk suñu doom ñii lan lañ mën a def ba taxawu suñu doom yii nan lañ mën a def ba ñun nii ñu bañe ak ngóor jigéen ba ma ciy ndokkeel Sénégal yépp bërki démb le 2 juillet le Conseil d'État bu France décidé na retirer Sénégal ci pays yi sûr nee na Sénégal wóoratul pour ngóor jigéen donc man maa nekkoon invité RFM léegi nii journal midi ak 13h ku ko déglu def naa ci intervention alors nee nañ Sénégal wóoratul pour góor jigéen ñi léegi Conseil d'État bu France jël na dogal bi bërki démb le 2 juillet loolu nag ñoo ngi ci ndokkeel askanu Sénégal gépp ndax lu yàlla bañ yenent bi bañ ko ñu dem ba askanu Sénégal ràññeeku ci bañ ko ba naan dañ koo bañ kon ndokkale yéen
yelloo ngeen ko. su ko defee nag li ma jàpp ni fa la ñu war a jaar ak sunu doom yii ak suñu jarbaat yii ba ñu mën leen a ñàkk niñ ko bañee ñu bañ ko bi ci jiitu mooy par l'éducation d'abord bu pare ci daara lañ mën a njëkk a jaare ba pay d'ailleurs moo tax combat bi ñoom ñu yóbbu ko ci daara yi à travers UNESCO ak seen programme yi nga xam ne ñoo ngi koy imposer Sénégal waaye nag il faudrait que bu boobaa itam ñu xam ni am na lu ñu rate woon il faut ñu dabaatal ko mooy Sénégal boobu ba léegi ban jotee suñu indépendance war na nag ñu toog kilifa yi nga xam ni bëgguñu lu dul baax xamuñu lu dul lu baax te it lu baax rek la ñu nekk di ci gas seen njaboot ñu toog ak seen njaboot ñu waxtaanee waat réew mi quel type de sénégalais quel type de sénégalais quel type de sénégalais voulons-nous ci la ñuy mën a sukkandiku xool sénégalais bi nga xam ni ci xam-xam ci man-man ak jikko un minimum boo xam ni ci la ñuy mën a sukkandiku inculquer ko suñu doom yi loolu ñu ñëpp ñu d'accord ci tàmbalee ca Ndar ba ca Ziguinchor mu doon programme boo xam ni en fait dafay unique. loolu bokk na ci li ñuy mën a gën a dimbali parce que mënuñu di préparer ay sénégalais fii ci ay normes yoo xam ni ñoo ngi préparer yeneen sénégalais te ñoo war a séq pénk mi ñooñu ci clash ak kii rek ci lay mujj ëllëg gi si biir. loolu muy benn élément beneen élément bi ci des mooy par une législation boo xam ni dafay sukkandiku ci suñuy us suñuy tradition ak suñuy croyance parce que sociologue yi dañuy wax ni les normes juridiques émanent des normes sociales soo demee France tey France ñoom bëgguñu ko takk ñaari soxna France am fa ñaari soxna délit la fa xam nga li ko waral parce que askanu France ci seen dund ak seen jaar-jaar ñoo dem ba rejeter loolu moo tax ñu def ko loi waaye Sénégal loolu doxu fi Sénégal ku mu neex mën ngaa am ñaari soxna parce que ñun tamit ci suñu jaar-jaar ak suñu ngëm-ngëm ñun bañuñu ko am ñaari soxna. Actuellement Afrique du Sud ñoo ngi fay waxtaane li ñuy wax la polyandrie polyandrie mooy jigéen ju mën a am ñaari jëkkër ba ñett ba ñeent ba ëpp ko. loolu ci seen aada la waaye ñun bokkul ak suñu aada moo tax loi toujours dafay dellu ci nit ki ngëm-ngëmam ak aadaam loi noonu la war a demee ba tax na kon il faudrait que askanu Sénégal taxaw temm ci loi yi ñuy jël ci réew mii te ñu war koo dogal ci seen kaw askan wi di man di xam lan mooy jubluwaay yi tamit participer aussi ci defar gi ñu koy defar ak nos gi tant que loolu amul aussi dañuy sonn rek du sotti. beneen élément bi ci des mooy ñu assainir suñu environnement social bi surtout médiatique parce que lu ñu góorgóorlu ci suñu doom yi ñu indi leen ci daara ji lu imam Habib Gaye mii def yitte ci tàggat ndaw ñi waaye xam ngeen ni ndaw ñi actuellement ñoo ngi ci contexte boo xam ni bu particulier la xam ngeen ni da nga yor sa doom coono bu nekk nga sonn ko ci mën ngaa jël sax sëriñ daara ak ku ko yar ñu ñëw ci kër gi dëkk ak moom di ko jàngal di ko yar waaye boo tëddee ba 10 heures ci guddi ba tëj sa kër tëj say néeg sa doom mën naa génn ci guddi gi dem États-Unis dem Chine dem Australie dem Afrique du Sud dellusiwaat si yow Sénégal te doo ko yëg parce que jumtukaay yi ni yor moo ko waral nga xam ni loo yendoo def ci moom ay at mënees na koo yàq ci juróomi minutes te loolu science prouvé na ko ba tax na kon il faudrait que ñu assainir aussi suñu environnement social mais surtout aussi médiatique bi muy réseaux sociaux yi ak médias yi aussi dama ciy nettali benn anecdote genn kilifa goo xam ni kilifa gu mag la ci réew mi d'accord kilifa gu mag la ci réew mi ci jamono 1990 bi mu yëgee nii am na benn film bu ñuy wax Dallas ak Dynasty dañ ko war a indi Sénégal dafa gise ak président Abdou Diouf waxtaan ci ak moom ni ko film bi bu dawee Sénégal dana yàq lu bari ci ndaw ñi jóge fa dem waxtaan ci ak Alaaji Abdou Aziz Dabakh dem Touba waxtaan ci ak sëñ Saliou Mbacké
nee na risque bu nekk jël naa ko ci guddi naa ci bëccëg naa ci ñàkk naa ci sama alal def naa ci sama temps waaye terewul film yi dawal nañ ko Sénégal muy Dallas ak Dynastie bi ñu toogee juróomi at après juróom-benni at nee na ñu indiwaat benn film bi yaakaar naa Dynastie la wala Dallas 1997 nee na bi ñu ko tegee maa ngi toog sama salon di seetaan film bi épisode bu jeex ma gis beneen épisode bu jeex ma gis beneen waaye dara naqareetuma ci nee na ci laa xam ni diggante bi am na lu ma fi ñàkk te kilifa gu mag la ci réew mi ginnaaw mag la film mën a def loolu influer ci moom waxuma laa gone yi parce que ñun dañuy war di bàyyi xel ni doomu aadama dafa am ñetti xel yoo xam ne ñoo ko séq ce qu'on appelle le conscient le subconscient et l'inconscient le conscient doomu aadama rek moo ko am l'inconscient ñu nag bàyyi ma yi ñoo ko bokkale waaye le subconscient moom la ñii di deg film yi di diffuser dañ lay jox ay messages yoo xam ne ce sont des messages codés des messages subliminaux yoo xam ne da ngay jékki-jékki rek di am looy gis ci sa bopp ci ak tayel wala ci sawar ci leneen te doo xam lu la ko def fekk na loo xooloon la moom moo ko bàyyi ci yow. kon nag il faudrait que ñu taxaw temm ci assainir aussi suñu environnement social et médiatique pour mën a fexe sauver suñu ndaw ñi. entre autres xëj na waxtu wi moo xaw a xat donc mënoon nañ ci ajouter yeneen waaye au moins benn bu njëkk bi mooy daara yi le programme éducatif bi ñu war a jox suñu doom yi il faudrait que ñu tànn ko segg ko pour mën ko transmettre parce que mbaax gi nekk Sénégal wàccewul asamaan rek de ay nit ñoo sonn am na fi ñoo xam ne seen i bàmmeel sax kenn gisu ko coono bu nekk ñu daj ko ba bàyyi ñu fi mbaax gi kon il faudrait que loolu it mu jaral ñu dara ñu def ko ci. beneen bi ci des mooy il faudrait que ñu jéem a fexe ba loi yi ñuy jël ci réew mii nit ñi di ko man di xam di ko bàyyi xel pour ñu mën a protéger askan wi. ñetteel bi nag mooy essayer d'assainir l'environnement social surtout médiatique du Sénégal boo demee par exemple tey Chine réseau social yi am na yoo xam ne du fa dox Facebook du fa dox parce que xam gravité yi ci nekk moom moo koy waral te kilifteef loolu lay jaral moo war a xam li doomam war a tànn ak li doomam warul tànn wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu. kon di wax aussi mbokk yi ni pétition bi mi ngi fi pétition la boo xam ni sëñ Babacar Sy Mansour signé na ko sëñ Mountakha Mbacké signé na ko Khalifa Layène yi signé na ko sëñ Cheikh Abdourahim Seck signé na ko Cheikh al Bekkaay ay Bekkaay signé na ko mbooleem xalif généraux yi nekk Sénégal yëpp signé nañ ko kon ñoo ngi ñaan aussi képp koo xam ni seen njaboot nga wala nga bëgg lu baax te bañ lu bon ci réew mi nga signé ko ñu ànd déposé ko ci assemblée nationale pour wane ni bëgguñu ak ngóor jigéen ci réew mi mais surtout l'agenda pro LGBT nañ ko arrêté ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. waaw ñoo ngi ziar ak Tiwaawan ñoo ngi koy nuyu di ko ziar moo fi teewal suñu kilifa di xalifa ba ñoo ngi koy ñaanal di sàkku ci moom ñaan. jërëjëf kon imam Sall ma jox la kàddu nga tëj incha allah. alhamdulilah xeran yaa cheikhana le professeur Ababacar ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm si taxawaayam di sàkku si mbooloo mi encore une fois nañ ko ñaanal di sàkku si mbooloo mi nañ ko ñaanal ndax ni ma ko waxoon si tàmbali bi mi ñuy féete foo xam ne mënuñu faa féete suñu bopp may ñëwaat rek di jeexal si pétition yi kenn ku nekk ban engagement ngi si war a jël bi si jëkk mooy mbon gii ñu bëgg a tasaare si kaw suuf yow nga bokk si ñi buñ dajeeg seen borom nga mën a taxaw ni man de la ma tollaloon def naa ko ci ndax yonent bi def ni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman. ñaareel bi mooy pétition yi ngeen di signé dafay dimbali sunu état pression internationale bu ñu mën a def mu am fu mu teg baaraamam ni ñun de jéemoon nañu taxawal constitution boo xam ni dina aar góor jigéen ñi waaye dañ faa daje peuple boo xam ne dañoo bañ ak góor jigéen kon si tënk kenn ku signé pétition bi aar nga sa doom ndax yàlla moo ni yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara
aar googu nga war a aar sa doom si safara waaye aar sa bopp si safara signature pétition bii sa diggante gu ngóor jigéen am nga aw lay sa digg ak sa borom kon bëgguñoo gën a guddal di leen sant nag di leen gërëm di gërëm mbokk yi nga xam ne ñoo ñu permettre ñu mën a am opportunité bi jàllale le message yal na yàlla jële ak mbon ci kaw suuf rawat na fii Sénégal aqulu qawli hada. imaam yi ñu dimbali lu jàllale message bi ci xutba. waaw comme ni ko imaam Habib waxee message bi professeur Ababacar Mboup jàllale seen message la yéen aïma yi ñi ngi koy ñaan ngeen di ko jàllale seen i xutba di ko jàllale seen i bayaan ba Sénégal yëpp xam ni fii ñu jëmee gënul si ñun te yéen rek a ko mën a dindi ndax yàlla moo ni inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim